ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci rapport yi nga xam ni OFNAC office national de lutte contre la fraude et la corruption banqaas bi xeex lépp luy ger luubal ak njuuj njaaj ci réewum Sénégal te ki ko jiite di Seynabou Ndiaye Diakhaté jébbal nañu seen rapport barki Demba Ndiaye kii di Macky Sall ca palais de la République. rapport yi nag mi ngi concerné atum 2019 2020 ak 2021. parcourir nañ mboolem rapport yi nag benn bu ci nekk di def 90 jàpp 100 pages muy investigation yoo xam ni jàpp na ay ministre mën nañ ci lim Mansour Faye ak Alioune Ndoye jàpp na itam yeneen i borom ndombal tànk ku ci mel ni Mamour Diallo ak Diop Sy ba limaale ci lu bees muy implication wu doomu Diop Sy bu jigéen loolu lépp daan ci ñëw ak ni mu demee. dossiers yi nag li tax mu gën ñoo ñor mooy yu ci bari ñun dañ ci defoon ay vidéo spéciale ay weer ci ginnaaw laata rapport yi di génn waaye comme que réew mi leader bu ci nekk am nga say tontukat ak farandoo par parloo gi fi bari au lieu que ñuy jéem a xool souvent fu dëgg féetee déedéet booy wax ci benn autorité wala benn borom ndombal tànk dañ koy jàppee acharnement wala yow da ngay xëy rek diw neexu la nga dal ci kawam di ko tuumaal alors que diw moomu noonu xamoo ko mosoo ko teg bët mosoo leen sekk dara ci àdduna dafa fekk ni suñu xaalis lañu leen dénk te am droit caytu dërëm bu ci nekk fuñ ko dugal te lii dafay wëy waaye tey une autorité indépendante muy OFNAC moo mën ay investigation boppam ak enquête am gannaaw ay plainte ñuy jot ci yenn dossiers yi ba bind ci rapport jébal ko président de la république yenn ñu jébal ko procureur ngir yoon def liggéeyam ci rapport yooyee nag la ñuy ñëw maanaam defal leen compte rendu tàmbalee ko 2019 jàpp 2021 ci scandalu milliards yoo xamante ni benn groupe benn mafia ñoo àndandoon def ko ci ndoddu sénégalais yi. rapport bu 2019 lañ koy dooree te mu mentionné ci biir ki di Mamour Diallo ak dossier 94 milliards yi ñoo ngi ci page 52 OFNAC ne enquête bi ñu ngi ko def gannaaw ab plainte bu ñu jot tukkee ci Ousmane Sonko le 10 avril 2018 mooy plainte bi Sonko defoon ñeenti at ci ginnaaw contre Mamour Diallo neewoon directeuru domaine lépp lu jëm ci wàllum suuf ci Sénégal ak homme d'affaires bi di Seydou Sarr ñu gën koo xam ci Tahirou Sarr. problème bi naka la demee OFNAC daal di ciy dellu si ci ni mu gën a yaatoo mi ngi concerné ab suuf titre foncier 1451 R toll ci 258 hectares nekk ci turu ndem si yàlla Ousmane Mbengue te société bu ñu naan Sahim Indépendance jëndoon terrain boobile ci atum 1978 waaye en 2012 njabootu ndem si yàlla Ousmane Mbengue dañoo am dëgg ci kanam justice ndax anam gi société boobee di Sahim Indépendance jëndewoon terrain bi ci seen waajur jaarul woon yoon justice bu Sénégal jox leen dëgg waaye ndeke ci diggante bi précisément en 1997 nguuru Sénégal à travers SNHLM jëndoon na 125 hectares ci suuf boobee jur coow mooy tey Parcelles Assainies bu Kër Massar Rufisque ba fayoon société bi di Sahim Indépendance plus de 605 millions donte directeur de société bi muy Amadou Makhtar Mbaye nee na mosul jot xaalis boobee. léegi famille bi nga xam ne ñoo moom suuf si muy njabootu Ousmane Mbengue nekk di dàkkanteeg nguuru Sénégal ngir ñu fay leen ndax lu bari ci hectares yi dagg nañ ko def ay parcelles bay doomi aadama daal ci dëkk te état bu Sénégal moo leen jaay à travers SNHLM li des kon mooy nguur indemniser leen jox leen ndàmpaay. diggante bii nag ci la Seydou Sarr ñu gën koo xam ci Tahirou Sarr di waayu Mamour Diallo daal di dugg ci dossier bi dem gis benn partie ci njabootu Ousmane Mbengue proposé leen 2 milliards 500 millions ngir ñu jaay ko problème mu suuf see ci la dox di yéeg di wàcc ba am ci acte de cession maanaam léegi nee na famille bi rocceeku nañ ci mbir yi jaay ko problème bi mu daal di yóbbu acte de cession bi tribunal bu Dakar ngir homologué ko maanaam daal di ko yoonal tribunal bu Dakar ne loolu mënu nekk Tahirou Sarr mënu jënd ab problème bu sotteegul mais teewul OFNAC mooy wax ci seen rapport Mamour Diallo di xaritu Tahirou Sarr jamono yooyu mu newoon directeuru domaine moo jalgati yoon ba bindal Tahirou Sarr ab kayit boo xamante ni dafay wane ni léegi état bu Sénégal moo ko yoreel moom Tahirou Sarr 94 milliards 783 millions ak lu teg ci 258 hectares yi mu ni jënd na ko ci famille Ousmane Mbengue
kuñ naan Maysa Ndiaye di chef de bureau des domaines bu Ngor Almadies Grand Dakar moo ne Mamour Diallo moo signé Tahirou Sarr kayit boobee ñuy woowee acte d'acquiescement ci lu tegul fenn. est-ce que yéen ngi comprendre bu baax deal bi? Tahirou Sarr dafa dem jënd ci famille Ousmane Beng benn partie ci famille Ousmane Beng problème mu suuf soo xamante ni mi ngi bate ci yéeg ak wàcc fay leen 2 milliards 500 millions te famille bi yépp sax ànduñ ci ñii dañoo bañ ñu leen nangu mais fexe na ba la jënd acte de cession maanaam léegi jaay nañ ko dossier boobu noonu ba mu jël kayit bi yóbbu ko tribunal bu Dakar ñu ne ko lii mënul nekk gàntal ko mu wëlbatiku komploog nag Mamour Diallo mi nga xam ne jamono jooju moo newu directeur du domaine lépp lu jëm ci wàllum suuf ci Sénégal. Mamour Diallo def ay nju jaajam ne suuf si évalué nañ ko 94 et quelques milliards lay jar. Tahirou Sarr moom léegi droit yi ndax njaboot gi rocceeku nañ maanaam ñoom dañoo teg dil ñenn ci njabootu Ousmane Beng fay leen 2 milliards 500 millions ngir ñu génn ci problème bi bàyyi koog ñoom wëlbatiku nag tegaat dil état bu Sénégal daal di xayma waat terrain boobu noonu muy 200 et quelques hectares yi évalué ko ne 94 milliards lay jar su ko defee état bu Sénégal moo leen di fay ñu pàccoo seen biir nii la kaa bi demee. affaire banditisme dëgg-dëgg. moo tax gannaaw bu ñu defee seen investigation ba dajale tous les éléments OFNAC tiré ay conclusions OFNAC mooy wax mu ni duo boobee Mamour Diallo ak Tahirou Sarr mënees nañu leen toppee association de malfaiteurs mbootaayu defkatu ñaawteef comme ni ko article 238 jàpp 240 bu suñu code pénal waaye itam escroquerie portant sur les deniers publics. njuuj njaaj jëmale ci lu ñu bokk ñun ñëpp comme ni ko article 152 jàpp 154 bu suñu code pénal prévoiré daañu leen toppee aussi tentative d'escroquerie portant sur les deniers publics kuy jéem a àddu kalpe wu alalu mbooloo rax ci dolli complicité d'escroquerie portant sur les deniers publics ñaar ñu déggoo ngir lawal li Sénégalais yëpp bokk. OFNAC daanelee ko ni dossier bii jébbal nañ ko procureur de la République donc au moment bi ñuy wax ak yéen lii yëpp ñu leen di leeral mi ngi ci table maître Amadou Diouf mi nga xam ni moo remplacé Bassirou Gueye kon askan wi wépp a ngi koy déglu bu dee am na yu gën a urgent jamono jii dossier bi ci la bokk ndax 94 milliards yu sénégalais yi la concerné. beneen dossier bu gën a amati solo te OFNAC def ci ay investigation ci seen rapport bu 2021 mooy mbiru 1000 milliards ñu waxoon ni def nañ ko ci xeex Covid 19 bi dippee woon ko fonds force Covid 19. ci fonds yooyu noonu moo amoon 69 milliards yoo xam ni dañ ne woon dañ koy jënd ay dund ak yu ni mel ngir dimbalee ko askanu Sénégal Macky Sall jëloon alal joojee jox ko gorom muy Mansour Faye mi ne woon jamono jooju ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. coow li mu juróon ak lépp ñu ko dundandoo période boobu ba Mansour Faye doon menacé en direct benn journaliste ne ko boo ma laajati ci mbir yooyu noonu dama lay porter plainte. léegi ma daaneel rek. bisimilah ci question boobu ci bëggoon toftal ñu ne moom mi ko gagné 18 milliards yi sa xarit la loolu dëgg laa bu dëgg. ak itam li may daaneel mooy boo ko waxatee ma porter plainte. non c'est vrai boo ko waxatee ma porter plainte. gannaaw gi la ko waa mouvement FRAPP ñoom kii Marius Sagna ànd ak docteur Babacar Diop porter ko plainte moom Mansour Faye ci OFNAC le 17 avril 2020 ngir mu indi ay leeral ci attribution marché ceeb yi. ndax marché yaa ma neex la mbiru transport bi itam ak njuuj njaaj yi ci amoon yépp nu mu demee bi OFNAC defee seen investigation lan la enquêteurs yi trouvé ndekete Ryan HM di naaru libanais bi Mansour Faye jox ñaari marché ceeb yi toll ci 17 milliards société bi mu gañee marché yooyee muy Afrienco OFNAC mooy wax kenn mësu ko enregistré fi nga xam ni mooy APIX bi nga xam ni képp kuy créer entreprise fii ci Sénégal fa ngay njëkkee ngir am ndogalu exercer fii ci suñu réew en tant que bërëbu liggéeyukaay yi entreprise bi enregistré wuñ ko maanaam entreprise bi existé wul ci wàllum yoon lii la Mansour Faye def. ñu ñëw aussi ci kaaw Diop si mi nga xam ni moom la ñu dénkoon wàllum transport dund gi OFNAC mooy wax Mansour Faye da ko jox marché boobee ci jalgati yoon comme ni mu def ak Ryan HM amul appel d'offre maanaam seet ban société moo mën a proposer la gën a néew ba noppi gën pour état bu Sénégal. bu ngeen fàttalikoo période boobu noonu transporteurs yi ñi yëngu ci dem beeg dikk bi ñoo taxawoon ne ñoom comme que Covid 19 xeexu ñëpp la sénégalais yëpp ko bokk noppi nañ ñoom ngir jël seeni camion fay seeni chauffeur mettre leen à la disposition du gouvernement
ñoom ñu yóbbu dund bi fépp ci Sénégal bu ñu leen fay dërëm ndax loolu mooy seen participation ci xeex mbas mi. ñu ni mais président la fa wax ni dafay jënd ay vivres. daf ko war a yóbbu jox ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw. ñu ni kon c'est le moment ñun ñu xool lu ñu réew mi jàll. nañu mettre à disposition sunu ay outils de travail. mais wutuñu ci dërëm alors que mënoon nañ ci wut dërëm. mais dañu jàpp ni fi réew mi toll. am na façon xaalis à l'effort national. waaw am na façon xaalis yoo xam ni sax boo ko ci gañee boo koy lekk sa yaram war na daw. parce que nag amulaw tiis woo xam ni wi boo mun la dimbali ña ca nekk. waaye war nga xam li la sunu borom defal ba nga war caa bañ a jéem a tirer profit. jamono jii nii Mansour Faye moo taxaw na ñoom bëgguñ lu gratuit xam nga ko gis lu yomb di yóotu lu gën a jafe ci réew moo xamante ni nee nañ dafa toll ci crise te soxla xaalis c'est parce que say pexe jubul léegi ñu ne ñoom dañuy fay daañu génnee 6 milliards jàpp leen 6 milliards pour transport bi ba noppi ne dañuy def appel d'offre maanaam woo yenn transporteur ñoo bëgg ñu jox leen marché bi ci rapport OFNAC bi ndeke appel d'offre mosul am Mansour Faye dafa petoo ak Diop Sy jox ko marché transport dund gi Diop Sy mi nga xamante nii yorul sax ay oto yoo xamante nii dafay mën a yóbbu dund Diop Sy ay oto yi nga xam ne dañuy transporter mbalit la yor OFNAC wëlbatiku génnewaat yeneen mbóot ne non seulement sax Diop Sy warul woon gagné marché bi ndax député la te règlement intérieur bu Assemblée nationale moo aaye ku yore ndombal tànk ba noppi di bénéficier wu ci ay marché wu état yoon daf ko yaaye benn ngi noonu waaye ñaareelu scandale bi te OFNAC révélé ko mooy ndekki Diop Sy ak doomu bu jigéen bu ñu naan Mariam Diop mi nga xam ni mooy directrice générale société bii di UDE dañoo def ay njuuñ njaaj maanaam falsifier ay document ngir nëbb li na ci ginnaaw seen société boobee ndeke société bi dafa newoon ci tànki daanu nërmelu ba tribunal de commerce santaane woon ñu liquider ko depuis le 19 avril 2019 maanaam entreprise bu nekk ci tànki daanu la ñu jox marché bi te loolu code des marchés daf ko yaaye donc lii la Mansour Faye liggéeyoon ci fonds Covid-19 bi jamono gi muy nekk ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale laata rapport d'enquête bi di génn Macky Sall daal di koy rawale yóbbu ko ministère bi ñu dénk wàllum infrastructure ak transport moom lañ leen doon expliquer bi fi problème mu transport amee woon Mansour Faye depuis 2012 Macky Sall da koy teg ci benn bërëb mu def ay toj-toj yu dul jeex balaa résultat enquête wala rapport di génn ñu def remaniement yóbbuwaat ko beneen ministère te jamono gi mu nekkee woon di def scandale yi yëpp période Covid-19 bi Astou Dione moo ko invité plateau des STV ne ko coow li bari na ndax buñ la convoqué di nga wuyu ji leeral nu mu demee mu ne fenn laa demul ku ma convoqué du ma répondre ndax ministre laa poste ministre du caaxaan dañ ko war a fonk moom mooy wax mu ne bu ñuy convoqué nañu convoqué ñi nekk ci privé bi maanaam ñor seen entreprise bopp ñafe ba am seen xaalisu bopp moom nee na ñooñu la ñu war a woolu laaj leen mais moom mi ñu dénk suñu xaalis 69 milliards alalu mbooloo nee na ku ko wóolu la wuyu dina bind daal envoyé la mais du répondre sa convocation. fonction bi la c'est pas ma personne bu fekkoon disons nekkumoon ci fonction bi nekk une personne boo xam ne qui est dans le privé wala may nekkuma ministre suñ ma wooyee ma dem mais ministre la poste ministre il faut que nit ñi fonk ko il faut que nit ñi jox ko gëddëm donc ministre du caaxaan du yëfu caaxaan affaire république la te affaire république du caaxaan suñu bindee daañ leen tontu jox wax leen ay tontu yu leer nañ te dara du ko dindi. mais vous n'allez pas vous rendre. mais buñ ma convoqué man wax naa ko man du ma dem bu neexee yàlla. buñ ma convoqué man wax naa ko man du ma dem bu neexee yàlla man du ma dem bu neexee yàlla. lii moom yaakaar naa jarul sax commenté yëfi maa tey dëgg-dëgg la moo tax nguuru kenn du ko dénk ay baadoo la. beneen ministre bu rapport OFNAC bi jàppati mooy Aliou Ndoye di jëwriñ gi ñu dénk géej gi ak wàllum napp moom nag kuréel yi yëngu ci wàllum pêche muy UPAMES CONIPAS ak GEPES ñoo ko kalaame ci OFNAC ngir ñu lañ bët anam gi muy délivrer licence de pêche yi ak xeetu corruption gi am ci biir ministère am bi OFNAC defee investigation lii la résultat yi fësal rapport yi nee na en 2020 lu toll ci 163 navires téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti bateau jot nañu licence ngir napp ci géeju Sénégal ci bateau yooyu noonu
fanweer ak benn 31 Union européenne lañu bàyyikoo benn bàyyikoo Cap Vert 131 téeméer ak fanweer ak benn mën nañ ni ay bateau Sénégal li tax nag ñu ne mën nañ ni baat bi dafa am solo dafa am lu muy tekki ci géeju Sénégal gi dafa am ay bateau ñuy woy bateau sénégalais fekk araam demeewul noonu comme que Sénégal amul ay accord de pêche déggoo ak yenn réew yi pour ñoom ñu mën a napp suñu géej par exemple Chine léegi dafa am ay chinois yu kompaloog doomi Sénégal yoo xamante ni bëgguñu réew mi sénégalais yooyu ñooy dem ministère wuti licence de pêche comme si ko ñoom ñoo soxla buñ leen ko joxee ñu jaay ko chinois yi ñu fay leen ay millions ñu encaissé dem toogaat ndànk noosee ko suñu mool yi te bëgg dee ci géej gi te lii ministre Alioune Ndoye xam na ko bu baax a baax ndax mooy signé licence yooyee. En réalité chinois bi daf la naan léegi yow man boo ma amalee licence ma fay la 150 millions waaye gaal bi sa yoon nekku ci ngeen def contre lettre signé ko ku nekk téye yow nga yéeg dugg seet à gauche seet à droite say xarit say mbokk say et cetera ñu jox la licence nga jox gaali chinois yi di napp yow nga tuuse sa xaalis toog fa lay jàpp si. donc ñiy laaj lu tax jën bu baax mënul am wala bu amee itam lu cher lay doon suñu nappkat yi sonn lool lii moo ko waral te ministre Alioune Ndoye xam na ko ne tekki tekkaaral parce que c'est une mafia organisée entre ay courtiers sénégalais ak ministère de la pêche bi nga xam ne lépp ba noppi dëgg ci tànkam waaye yemu ci moom Alioune Ndoye ba tey ci rapport OFNAC bi dafay joxe benn xeetu licence de pêche buñ naan promesse de licence de pêche maanaam yow dañ lay dig ni mën ngaa am autorisation ngir napp ci géeju Sénégal waaye ci diir boobee yépp yow yaa ngi napp OFNAC ne lii code de la pêche maritime charte yi nga xamante ni moo tënk anam yi ñu war a nappee ci géeju Sénégal mosu ko wax fenn du itam benn réglementation bu ko mayee donc pour mu leer en général Sénégal moo xam secteur boo mën a jël mbir woyu tegante dil luubal ci ndodd askan wi lañ ko yoree ci nguuru Macky Sall nee naa leen bërki démoo njaay lañ ko jébal lii lépp ñu leen limal dara ump ko ci moom Macky Sall soxna si muy Seynabou Ndiaye Diakhaté def na li mu war a def wax dëgg fa yàlla gàcce gaalama moom ndax lii la ko yoon may te def na ko ba mat sëkk sans parparloo fii la mën-mënam yem def enquête bind rapport jox ko président jébbal ko procureur ñaari bànqaas yooyu nag ñoo war a yeggali poursuite yi ngir ñu delloo si suñuy milliards waaye ndax Macky Sall bëgg na Sénégal ndax réew mee ko ñor wala moom xool ni muy mën a jëfandoo ci nguur maanaam àndandoom bu ci nekk moom fu mu la téye képp la ne la sàccal mais duma la tëj waaye saa yu élection jotee tibbal ci xaalisu sàcc boobee dem tuur ko askano yi donc ñi laaj rapport yi lu tax ñuy wéy di ko def te du mujj fenn parce que Macky booy ànd ak moom dafay bàyyi ñuy enquête ci yow ba jàpp la léegi buñ la jàppee ëllëg ñu yóbbu la ci yoon nga fay sénégalais seeni milliards déedéet moom Macky Sall li ko arrangé lay xool du xool li arrangé sénégalais yi bu ko leereen yow sàcc professionnel nga bu mag a mag ndaanaan nga ci wàllum luubal dalay sax yóbbu fu gën a kawe ngir di gën a luubal pour ëllëg bu élection amee ba ñu war a campagne nga joxe ci milliards yooyee nga sàcc tuur ko sa dëkk ngir moom mu gañe foofu noonu moo tax période campagne électorale xaalis bi dafay tuur ni maari di tàlli bàyyi ko ci àndandoo nguur gi lii moo ko waral na ci askanu Sénégal bàyyi xel ko taxasolo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngi jëf